RFM Matin, RFM Matin. émission Billet au Sénégal. ñun nag tey dañuy dalal Babacar Thioye bokk ci coalition taxawu Sénégal nekkoon directeur de cabinet maire bu Ndakaaru Khalifa Babacar Sall ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Babacar Thioye. asalaamaaleykum soxna Anna Rocha maa ngi lay fay di nuyu El Hadj Ndiob. moom la ñuy nuyu aussi auditeurs yi nga xam ne ñoo ngi ñuy déglu ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci télé bi. dëgg la dañuy déglu di seetaan Babacar Thioye kon suñu gan ànd ak El Hadj Ndiogou Diène ci waxtaan gi Khalifa Sall nag lu ëpp ñaari at mu ngi nii mu ngi ci kaso bi nu mu def. waaw Khalifa Sall dëgg la ñaari at ngi nii ak ñaari weer ak ay bés yoo xam ne mi ngi ci kaso bi waaye dañuy sant yàlla Khalifa Sall bi ma gis altine bi wees mi ngi ànd ak wér ànd ak dal ànd ak sago te loolu yàlla lañ ci mën a sant moo tax ñuy dalal xelu ñëpp ne Khalifa Ababacar Sall moom vraiment yàlla may na ko sutura boo xam ne lim ko teg mi ngi koy supporter ndax ab jaam la te jaam day nangu ndogalu boroomam. tàmbali nañ ay waxtaan war a dëgmal benn dialogue politique depuis 2 semaines maintenant yéen dafa mel ni bokkoo leen kenn invité wu leen ci waxtaan yooyu mais li ñu fay tudd Khalifa Sall bëri na surtout par rapport à une loi d'amnistie est-ce que loolu ngeen di négocier yéen. waaw d'abord may fàttali ne dëgg la woote boobu nga xam ne woote nañ ko pour waxtaan ñun kenn woowuñ ci kenn boolewuñu ci. waaye bu leen fàtte ne taxawu Sénégal ak Khalifa Ababacar Sall dafa bokk ci kuréel boo xam ne dafa boole ñi nekk ci opposition mi front de résistance nationale. te ci biir front boobu ñu bokk am nañ ci taxawaay boo xam ne mooy taxawaay bi nga xam ne barki Demba Ndiaye président Mactar Souran leeraloon na ko fii ci seen émission bi maanaam kenn mënul bañ a wuyu ci woote waxtaan parce que loolu mooy cosaanu Sénégal diisoo waxtaan déggoo juboo waaye dañoo yaakaar ci li nga xam ne moo weesu ci nguuru Macky Sall que mënula woote waxtaan rek ñu ne bërët dem wuyu ji ko moo tax ñu am ay garantie yoo xam ne ñii dañuy wax ay conditions ñii di wax ay préalable mais en réalité ay garantie la ñu soxla bu ci njëkk mooy waxtaan boobu ñi koy organiser ñi koy jiite nekk ay nit yoo xam ne ay kàngam yoo xam ne leer na askan wi yëpp ne dañoo tëddee njaxanaay mooy li ñuy wooyee commission cellulaire beneen bi mooy ñu ne ki nga xam ne tey moo jiite réew mi te moom moo woote ab waxtaan na taxaw ci kanamu askan wi yëpp mu ne lépp luñ jëlee ci waxtaan bi luñ fa tënk moom jël na engagement ne dina ko respecté parce que comme moom kàddoom du kàddu buy tax nga dóor sa doom dañoo bëgg ci kanamu askan wi yëpp mu jël engagement boobu ñaari garantie yooyu bu ñu ko amee après ci la ñuy seet nan la ñuy demee ci waxtaan. xam nga boobu ak léegi nag ça fait 1 semaine depuis ndaje bu mujj bi bi ngeen déggoo en tout cas ñi fa toogoon déggoo ci ñu taxawal commission boobu am na ay tur yu ñuy wax ñenn ñi ñu ngi weddi sax mais yéen front de résistance yan tur ngeen bëgg ñu bokk ci commission boobu. xam nga commission boobu du nguur gi wala opposition ñoom ñooy ni diw la ñuy jël. loolu dañ koo war a waxtaanee consensus la bien sûr. dañ koo war a waxtaanee. may fàttali ne ñun yónnee nañu ab bataaxal ministère de l'intérieur ci bataaxal boobu am na lii ma la wax nii bind nañ ko ci di xaar ba léegi ab tontu parce que tontu boobu bu ñuy def ci suñu bataaxal ci tontu boobu la ñu mën a sukkandiku pour jëm ca kanam maanaam ñan la ñuy proposer ñun pour ñu jiite dialogue boobu waaye tontu boobu buñ ko jotagul mënuñoo jàpp ne ñun. lañ doon laaj lañ doon sukkandiku ci garantie nguur gi nangul nañu. mais est-ce que yéen si yéen ñooñu Khalifa Sall yi dellu gannaaw amul ci seen taxawaay ndaxte chaque fois da ngeen doon wax ne condition préalable ngir bokk ci dialogue bi mooy Khalifa Sall génn kaso. Karim Wade am amnistie tey jii wax nga mais tuddoo loolu li nga wax mooy personnalité neutre ak ñu doxal conclusion yi dafa mel ni dellu ngeen gannaaw. dégguloo ma de xam nga dama ne garantie yooyu la ñuy laaj
bu ñu amee garantie yooyu ci la ñuy xool naka la ñuy demee ci waxtaan bi parce que waxtaan bi bu ñu coy dem dañ koy lal ci li ñuy wax terme de référence yooyu ci la ñuy wax naka la waxtaan bi di demee ci la ñuy wax ci yan ponk la ñuy waxtaan ak naka lañ koy waxtaanee yeggaguñu foofu bu ñu fa yeggee lañ ca war a wax ñun en tout cas ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak Khalifa Ababacar Sall ci biir taxawu Sénégal ñun li nga xam ne bokk na ci poñ yi ñu yaakaar ne war nañ koo waxtaanee poñ yooyu mi mbirum Khalifa Ababacar Sall mi mbirum Karim Meïssa Wade incha allah ci poñ yi nga xam ne dañ ko war a boole ci terme de référence mais loolu yeggaguñ ci. ponk yooyu sax moo tax ñu bëri di njot ne dialogue national bi lu mu nar a doon mooy deal maanaam baara yëgoo diggante way politique yi fexe nu ñu génnee Khalifa Sall Karim Wade amnistie ndaxte gisoon nañ ko 2016 bi président woote woon dialogue national fa mu mujjee mooy ay fan lañ ci teg Karim Wade génn kaso est-ce que tey jii doone wàllum baara yëgoo wàllum politique xëy na pexe ngeen wut rek moo waral lii yëpp. ci ay bés la ñu génn wax naa seen yeneen i naataangoo ne ñun de du ñu jëm ci loo xam ne da nga koy méngoo baara yëgoo bu doon baara yëgoo rek moo ñu tax a jóg lii nga xam ne Khalifa Ababacar Sall nangu na ko supporter ci lu weesu ñaari at duñ ca yegg parce que ñëpp xam nañ ne la ko tax a dugal kaso mooy la mu amoon yéene ci réew mi am yéene ci askan wi donc bu dee affaire baara yëgoo la wala dil ni koy tubaab bi di waxee ñun bu ñu fa kenn seet bu ñu fa kenn séntu parce que du ñu dil du ñu baara yëgoo bu ñuy dem ci waxtaan dañuy waxtaan luy jëmal réew mi kanam luy teggi coono yi nga xam ne moom la askan wi dëkkee moom la nekkee bi fi Macky Sall faloog léegi waaye mbirum baara yëgoo moom mënu la am ci suñuy mbir te yaakaar naa tamit taxawaay bi nga xam ne moom la opposition bi am du taxawaay boo xam ne pour ñu ànd lëkkaloog Macky Sall ak nguuram ci baara yëgoo déedéet. problème bi mooy yéen saa yu ñu kii da ngeen di poser condition sur condition bu ñu seedee lii ngeen andiwaat beneen condition est-ce que ci noonee dialogue bi mën na jëm kanam. ana wax naa leen sànq ne ñi yéen journalistes yi da ngeen di wax condition mais ñun ci suñu gis-gis dafa nekk ay garanties. mais c'est juste des jeux de mots ça reste encore des conditions yi ngeen di poser rek. xam nga àdduna lu nekk da nga ciy jël jàngat. wax nga ko léegi 2016 woote woon nañ fi dialogue national waaye boo seetloo la ñu def ab show la rek boo xam ne daf doon permettre ki jiite réew mi mu dalal xelu peut-être waa bitim réew ñun duñu nangu dem ci lu mel noonu. bi tamit est-ce que du melaat noonu tam. non en tout cas si suñu gis-gis jaar ba nga xam ne buñ ko jaaree ba yegg si ci dialogue bi yaakaaruñu ne lu mel noonu la war a jur parce que ci benn bat fan kenn mënu cee dialogue mbirum Sénégal dañu yaakaar ne garantie yi ñuy laaj suñ ko amee loolu moo ñuy permettre ñu mën dem ci dialogue boo xam ne benn day nekk dialogue boo xam ne day inclusif maanaam ñëpp la ñuy boole may fàttali ne ñun si suñu démarche sax nanguwuñu li ñuy wax naan dañuy def dialogue politique fii def dialogue ca la ca des déedéet Sénégal lépp lëkkaloo donc bu ñuy dialogue dañuy def dialogue non seulement inclusif mais dañuy def un dialogue global. boole mbir yi boole nit ñi parce que politiciens yi mënuñoo nekkee fii askan wi nekkee fii ndax politiciens yi askan wi leen tax a jóg tey bu ñuy dialogue syndicats yi war nañ leen cee boole. liggéeykat yi war nañ leen cee boole. c'est un dialogue national le 28 c'est un dialogue national Babacar Thioye Ba. waaw d'accord mais xam nga loolu bu dee dafa nar a mel ni comme li amoon 2016 loolu mënul a jur liy jëmale réew mi kanam moo tax ñun ñu ne garantie yi ñuy laaj maanaam ñu teg commission cellulaire boo xam ne ñu ko jiite te ñàkkul ci réew mi. mais lu tax booba léegi baal ma ci dog bi lu tax booba léegi mënoo leen wax yéen tur yi ngeen di proposer. justement xam nga wax naa la léegi ne dañu. waaw Mokhtar Souran wax nañu moom bëggul ñetti nit yéen juróom-ñaari nit ngeen bëgg ci biir commission bi mais wax leen seen i proposition mu leer comme ça ngeen waxtaan ci benn yoon. wax naa la léegi ne ñun dañoo ab jébbal bataaxal ministre de l'intérieur. di ci xaar tontu. dama yaakaar nag ni nit boo ko bindee la gën a rafet mooy même bu àndul ca la nga koy laaj wala la nga bëgg war na laa tontu donc bis bu ñu joree tontu boobu du ñu dajale suñu kuréel xool ñi nekk ci mim réew te tëddee njaxanaay wala ñu yaakaare ne ñun ñëpp dañoo tëddee njaxanaay ñu tànn ci ñoo xam ne ñun yaakaar nañ ne ñooñu bu ñu jiitee dialogue bi mën na jur lay jëriñ askan wi donc loolu bu ci am loo ci
du question du dilatoire du dara dafa fekk rek ne tontu bi nga xam ne moom la ñuy xaar du ministère de l'Intérieur moom mooy déterminer taxawaay bi ñuy am ñun sur la suite. mais le 28 di ngeen dem teew ci loolu déggoo li ma la wax woote bi. ana déggoo wolof xanaa tontu bi nga xam ne Tuuti rek. moom le ministre de l'Intérieur di wax. di war ñoo tontu. loolu mooy déterminer la ca des. kon bu leen tontuwul daal doo leen dem ci dialogue bi. ah xam nga nit bu la nee kaa ñu waxtaan nga ne ko man de fas yéene naa waxtaan bëgg naa waxtaan ndax lu ñor réew mi ñor na ma waaye dama bëgg balaa ñoo jëm ci waxtaan bi lii laa lay laaj. da nga koy tontu boo ko tontoo ne ko lii de. mais mun da ngay naa dem déglu tamit nit ki mais mënuñoo taxaw non fële. xam nga boo demee déglu bu la tontoo nga xam loo koy tontu yow tam mais non toog fële xam ne nga duñu dem. xam nga loolu moom xam nga woote bu politique la xam chaise nga vide. woote bu njëkk ba wuyu woon nañu keroog ba ñu wootee. mooy bi ñu ubbi. waaw xam nga dem nañu wuyu le 9. dégg nañu déglu nañu bañ ca jógee la ñu jël dogal ne dinañ koy saisir par écrit waay nangul leen ñu nag ne su ma la bindee war nga maa tontu boo ma tontoo nag ma xool ndax li nga ma tontu man mën naa cee ànd ak yow wala mënu ma pourquoi ñu war leen tontu yéen rek bàyyi ñeneen ñi. alors que ñun yéen képp xaw ma am na ñeneen yeneen xaw ma groupe. ñeneen loolu ñi fi luñ lañ ko teg. non xaw ma ñeneen lu ñu def man li ñu def ñun Front de Résistance Nationale laa xam mooy ñun dañoo bind. ñeneen ñi nag yeneen di nga alaaji ngoogu man boo ma bindee leetar bataaxal jox ma dama lay tontu ci bataaxal loolu mooy li gën a rafet loolu mooy li gën a yiw nangul leen ñu ko nag. parti socialiste mu ngi ci ay jafe-jafe am na fronde bu bees bi ñu gis fan yi est-ce que ça vous donne raison un peu par rapport ak fronde bu njëkk bi. mooy ak ñoom Khalifa Sall. d'abord dama bëgg leeral ñaari mbir bu njëkk bi mooy ñun lañ doon def du fronde du dissidence parce que kuy fronde wala di entrer en dissidence mooy ku wàcc yoon. ñun ñi nga xam ne Khalifa Ababacar Sall moo ñu jiite ñun mosuñoo wàcc yoon bi nga xam ne mooy yoonu parti socialiste benn ci leeral yi ñaareel bi mooy mënuñ ñoo méngale la ñu nekk ñun ak li xew tey parce que ñun la ñu nekk la ñu ci dugal du wutum poste du xuloo ci diw tànn nañ ko te tànnuñ ma ñun dañoo jàpp ne yoon bi nga xam ne moom la parti socialiste jël depuis 2012 du yoon boo xam ne dafa méngoog cosaanu parti socialiste dafa méngoog jëmu parti socialiste dafa méngoog njëriñu parti socialiste ak réewu Sénégal looloo tax ñu ne ñun ñu dellu si ci li fi maam yi ak baay yi sosoon parti socialiste tegoon maanaam parti boo xam ne dafa xeex ak yeneen i parti pour Sénégal moom boppam ci askanu Sénégal wóolu ko ba mu jiite réew mi 40 ans. kon yéen dafa mel ni d'accord leen ci ñiy xeex tey jii parce que ñoom li ñuy xeex mooy pourquoi sëñ Mbaye Thiam ak Aminata Mbengue Ndiaye chaque fois ñoom ñooy nekk ministre parti social bàyyi ñeneen ñi kon dafa mel ni yéen àndu leen ci ñoom xeex bi ñuy xeex. Alaaji Njóogu loolu du sujet bi pour ñun sujet bi xam nga mooy lan parti socialiste naka lay def ba nekk am taxawaay boo xam ne dafay nekk taxawaayu parti bu war a dem ci askan wi laaj ko baatam bu ko askan wi wóoloo mu jël li ko askan wi dénk jiite réew mi ñun taxawaay boobu mooy suñu taxawaay du taxawaayu nit wala taxawaayu poste encore une fois boo leen seetloo Khalifa Ababacar Sall musul dugg ci débat de personne wala ci débat yu mel noonu chaque fois moom la mu doon wax mooy la nga xam ne moom lañ mun jàpp ne moo ñu booleeg direction parti socialiste bi dafa nekk question d'orientation ak de stratégie. Est-ce que pour le bien du parti socialiste Ousmane Tanor Dieng warul jógee ci boppu parti bi. loolu dogal la boo xam ne parce que bu dee dañoo jàpp ne ci démocratie la ñu nekk te ñun ñu yaakaar ne parti bu ñu bokk dafa war a nekk parti bu am démocratie dafay dépendre ci ñi nga xam ne ñooy militants yi ñun kay la ñuy regretter mooy parti bi 2012 ba léegi nanguwul jox kàddu gi militants yooyu parce que bu ñu joxee kàddu gi militants yi ba militants yi ñoom ci seen xel ak seen yëg-yëg tànn yoon ak jiit boo xam ne ñoom ñoo ko tànnal seen bopp ñun ñëpp ci comme militant discipliné dañuy duggaat ci rang yi donc question boobu nga may laaj question la boo xam ne militants yi ñoo ko war a tranché du Babacar Thioye Ba du Khalifa Ababacar Sall du keneen. mais yow ci sa gis-gis. ci sama gis-gis waaw. ci sama gis-gis dama jàpp ne parti socialiste su ma juumulee ci atum ren bi la am 71 ans dafa nekk parti boo xam ne donc ay génération yu bëri ñoo ci nekk tey ci ñi jiite parti socialiste ca ña ëpp ca ña ca nekk ñi ci am at yu tolloog at wala yu ëpp atu parti socialiste néew nañu trop
donc boo amee parti yu mel noonu day nekk parti boo xam ne génération yëpp a war a lëkkalool jiite parti bi yor parti bi doxal parti bi du question wu génération man dinaa leen jaaxal mais man du ma adeptu alternance générationnelle man dama nekk koo xam dama yaakaar ne Sénégal ku nekk am nga loo xam ne mën nga ko cee def yokk ko ci pour réew mi jëm kanam ma yaakaar ne nit lu mu doon mag mën naa am njëriñ ci biir réew donc man jàpp ma ne problème mu mag la wala yàgg li am solo mooy nit ki am sañ-sañ am énergie am ambition pour jëmale parti bi kanam loolu moo am solo. léegi pour dellu si ci mbirum Khalifa Sall gis nañ ne biñ koy soog a tëj ak yooyu xeex bi taroon na lool ngeen di wàcc mbedd yi di xeex mais fi mu toll nii dafa mel ni seen danga dafa wàññeeku da ngeen yoxi bu baax a baax sentir ne yéen a ngi xeexal Khalifa Sall lu tax. waaw non xam nga Alaaji Ndiogu effectivement ba ñuy doog a jàpp Khalifa Ababacar Sall amoon na ay beaucoup de mouvement ak ay action yoo xam ne ñi ngi ci woon waaye da ngeen ñuy nangul aussi ne am na mun nañu différencier wala programmer suñu ay stratégie ak suñuy action suivant les contextes ak les opportunités jamono jooju peut-être loolu la ñu mënoon loolu la ñu waroon a def jamono jii ñu tokk wala yu ci weesu peut-être que am na yeneen action tey may fàttali ne am na une initiative boo xam ne ay ndaw yoo xam ne ak ay kàngam yu bokk société civile ñoom ñoo jël initiative boobu mu doon initiative boo xam ne dama koy rafetlu parce que jógewul ci ñun jógewul ci jegeñaale Khalifa Ababacar Sall ay citoyens sénégalais la yoo xam ne collectif pour la libération de l'otage Khalifa Sall. waaw parce que ñooñ dañoo jàpp ne Khalifa Ababacar Sall tey dafa nekk otage politique ñu jóg ci seen coobare kenn yónniwu leen kenn santu leen mais ci seen gëm-gëm ak seen coobare ñu jóg di xeex donc seen xeex boobu ñun dañ koy dooleel dañ li ci jàpp xool ndax dina jur loo xam ne ñun mënuñu ko woon bañ sentiment bi mooy ñu bëri en tout cas ñi nekkoon ci yéen dañoo deltu ginnaaw ci xeex bi dem justement rejoindre le parti présidentiel. man xam nga ana li nga xam ne mun naa ci tontu mooy taxawaay bi nga xam ne mooy suñu taxawaay mooy suma taxawaay waaye li keneen di def da ngeen di xaar ba mu ñëw ci seen i jotaay ngeen laaj ko li tax mu def ko mais man du ma tontul kenn ci. mais est-ce que du ne xëy na yéen ñooñu Khalifa Sall tax sonnootu leen ci da ngeen naan fa ñu mujjee mooy dina am grâce fi mu toll nii da ngeen di toog di wekk ko mbir yi ci grâce ñu bàyyi ko moo tax xëy na sonnootu leen ci. déedéet xam nga ñun bu doon dañoo yaakaar ci grâce dañuy Khalifa day demander grâce waaye ba jamono ji may wax ak yow Khalifa demandé wul grâce donc yaakaaruñ ci grâce parce que boo nangoo grâce mooy da nga nangu ne nañ ko àtte ak lañ ko daan tegu na ci yoon te bu leen fàtte ne ñun loolu dañ koy contesté. waaye bu ko yoon daanee moom mooy ne am na. reconnu coupable waaw mais yoon bi ko daan liñ koy tuumaal bañu ko woon daf ne du moom kese moo fi njëkkee. waxul loolu amuñu temps pour dugg ci débat bi mais yoon boobu ko daan moom ci boppam dafa wàcc yoon. may fàttali ni ñu conditions yi ñu lever immunité parlementaire di fàttali décision cour de justice de la CEDEAO bi nga xam ne cour d'appel dafa lànk ne du ko appliquer. te pourtant ci yeneen i procédure bu leen neexee ñu appliquer li nga xam ne mooy jóge ci cour de justice CEDEAO de gis ngeen barki de moo Ndiaye bi CEDEAO rejeté recours Khalifa sur le rejet de sa candidature ministre ba yoroon yoon daf cee kontaan di naan lii mooy droit te pourtant ba droit ba waxee woon ci mois de juin 2018 nanguwu ko woon dafa am rek lenn loo xam ne balaa ñuy jeexal bëgg naa ko wax bëggoon naa trop ñu wax ci mooy lu jëm ci mbirum insécurité bi nekk ci biir réew mi ñàkk kaaraange gi dama ci bëggoon wax rek boo leen amee seetlu ci at yi ñu weesu bëri na trop li nguur gi def ci jumtuwaay ci ñi nga xam ne ñoo yor kaaraange réew mi ñu amoon yaakaar ne donc loolu dafay nekk loo xam ne buñ ko defee kaaraange nit ñi dina ak askan wi waaye boo leen amee seetlu loolu yëpp ñu def ci force de sécurité et de défense yi li ci ëpp sinon lépp dafay servir rek à ñu aar nguur ak noot koo xam ne kàddoom bokkul ak kàddu bi nga xam ne mooy kàddu nguur gi donc dañu war a xoolaat suñu stratégie fexe ba nga xam ne loolu ñu def ci ñi yor karange bi ñu fexe ba mu dem ci askan wi jëriñ askan wi mën leen a protéger. jërëjëf Babacar Thioye Ba bokk ci coalition taxaw Sénégal ak Khalifa Sall sant ak gërëm El Hadj Ndiogou Diène mi ñu àndaloon ci waxtaan bi Aliou Ba naka noonu ci wàllu technique bi.